téye reliquat wu. reliquat bi ñi nga xamante ne 3 ans ngi nii ñi ngi daw ci loolu. CNG ko téye te duñ ci ànd te nañ woon benn texte bu wane ne mbër war na ñëw mu am journée 9 mbër yëpp bëre. mbër yi remplir seen contrat li ñu waroon def yëpp ñu def ko. ñu war a reprendre combat bi ci faveur promoteur bi fu ko texte nangoo su boobaa ñun ñu bàyyi. mais nag bind nañ ne wa ànduñu ci benn faveur rek lañ mën a defal promoteur bi ndax combat bu amee nii coow yeneen promoteur yi sax dañ koy bëgg. benn faveur rek lañ ko mën a defal mooy ñu fay ñu suñu reliquat mu waxtaanaat ak ñun ñu bëreelaat bañ a bëreelaat beneen promoteur. ndax combat bi sax yéen promoteur xëy na mën nañ ko. ngeen fayaat ko. waaw ñu fayaatee. mën nañoo bëreewaat ci compte promoteur bi. mais pour combat bi jeex na contrat bi jeex na li ñu waroon def yëpp def nañ ko li ñu xaar mooy jox ñu suñu reliquat. léegi Pape Abdou bu taxawee fi mu taxaw mbëri taxaw fi ñu taxaw léegi problème boobu kan moo ko war a mën a. Pape Abdou ñun amul lu ñuy wax ak moom. ndax deuxième report bi quand aussi te dañ ma ne dootuñu bëre suñ contrat mat na may leen matul CNG la ñuy déglu contrat moo ñu tënk def nañ ay face to face def nañ open press mais cas de force majeure la li ko fomm jógewul ci promoteur bi. kon contrat moo ñu téye Pape Abdou sax li mu wàcc avant ñuy joxe décision dafa métti ñu bëri warta wàcc xam lu mu war a gérer ci manifestation guichet ak manifestation bi neex mais décision yi ñu war a jël CNG ko war a jël ak commission arbitrale beneen bi mooy ñu àtte suspendre géewali si te ne 15 ans ci làmb ji si te ñu ne trois combats par la suite sax laa déggaat yu ne ma boo amee 3 combats ñeneen mën nañ koo tuusal ñu dul géewalam mais loolu sax man gisuma ko ci procès verbal bi ak 500 000 amende 500 000 amende boo xam ne yow li nga tegu naan dañoo damm ay sees yan sees CNG toujours dañ galgal fu ñu jéem a lekk promoteur wala ñu lekk xaalis ci mbër mi loolu ànduñu ci am na lu mu ëppal surplus ñu ëpp loola buñ ko daggee dinañ ci nangoor ndax am na ñu ëppal wax loolu xel nangu na ko mais même 500 000 yooyu ñu ko dagg ñun ànduñu ci te it nag ñu jàppaat le 29 janvier ba pare ñu ne lu tax ñu def ko sans verdict buñ ne sans verdict kon décision am na arbitre di joxe nañ seen décision ndax làmb day am victoire am défaite am match nul am sans verdict kon promoteur rempli kon bëri rempli na seen contrat beneen bi mooy ñu jàppaat le 29 ne blessure bi xóote na 5 centimètres ba ñaw ko te médical bi génn moo tax ñu def ko sans verdict waaw nan ngay jàppaatee le 29 te kii wérul ba indi déet indi guérison déedéet certificat de guérison waaw dafa indi ba tey moo lay wane décision bi c'est amateurisme teguñu ko ci yoon dañoo def li leen neex ngir avantage du promoteur bi léegi nag duñ ko nangu daloon na nees Balla Gaye 2 nam demee ñëpp xam nañ ko dal Garga Mbossé ak Lac Rose nam demee ñëpp xam nañ ko benn rek la ci CNG àtte sukkandiku ci texte mooy làmb ji Pala Mbengue nga tëggoon fii ci Yoff ak tëggoon Dogay nga xam ne 20 lutteurs yëpp dañoo ñëw mu am histoire benn combat amul 20 mbër yëpp lañ fay ndax boobu delloowuñ bu promoteurs yi seen delloowuñ amateurs yi seeni xaalis kon dañoo war a fay mbër waaw lan moo tax mu valable ci combat bu ndaw du valable ci combat bu mag xanaa texte du texte non ñii Mako donc nan nga gisee loolu nga xamante ni Pape Abdou encaissé na ñëpp ñëw nañ supporter sponsor yi léegi mu bëgg a tëggaat làmb ji ak ci yan base da koy teg moom xam nga gémmañ moom bu waxul dëgg rek wax fen nañu waxante dëgg rek yow gis nga tey ji revenu yi nga xamante ni moom la amateur ki promoteur bi war a am yëpp promoteur bi encaissé na ko tey ji gis nga annonceurs yi dañ lay fay. combat bi ba mu taxawee ca dimanche. dañ lay fay. amateurs yi jënd nañ billet dem. yow loolu foo ko teg xam nga tamit xam nga la mooy problème mu Sénégal la nature a horreur du vide alors que ñun dañoo cuune suñu fédération bi parce que déjà lii amoon na fi. nees Baboy nii la c'était la même chose. ndax daa am claquement ci cuisse bi. non waaw parce que dañu dem bay waaj a sëgg Baboy di daw di échauffé wu def claquement
ñu ne duñ ko jox xaalis mais loolu fan lañ ko teg yow mbër léegi dama lay laaj benn affaire suñu waxantee sax même Papa Sow bu dee victime Papa Sow bu dee victime la mais du moom moo xaañ boppam. déedéet du Siteu ko xaañ tamit. du Siteu ko xaañ. Siteu tamit waxul kii bi xaañal Papa Sow. mais pourquoi ñoom ñu war a subir. conséquences yi nga xamante ni mais dafa am leen loo xam ne il faut légiférer la chose man je suis d'accord ci benn affaire gis nga soo demee su dee boxe dafa am loo xam ne fédération WBA am na loo xamante ni am na droit ordonner combat diggante le champion et le challenger. mais su koy def mais ñii ki xam dañuy da nga leen di fay. gis nga dama lay jox exemple Tyson Fury ak Wilder boxe kii la boxe ñoom ñaar dañu def dañoo def nañ trilogie dañu def ñaari combat premier combat bi parce que ñoom ni ñuy signer contrat champion bi mën na di signer buy jox nit sens ñoom ak promoteur bi mën na signer ak promoteur bi ak beneen mbër bi ne ko su fekkee nag au cas où nga daan ma dama lay accorder revanche. Évidemment. da nga may accorder revanche nga forcé da nga may accorder revanche. nga signé loolu lañ signé woon. Wilder c'était le champion mu bëreeg Fury ñu def fight ñoom ñaar ñu combat ñu def match nul ñu am beneen combat Fury gagné ko mais ci contrat yi dañu defoon ne bu fekkee yow yaa gagné champion bu gagné mën na bañ a jox ak mën na bañ a jox challenger bi sansam rematch mais su fekkee comme moom mooy champion moom moo la accordeel chance yow boo ko gagné da koy accordeel chance comme ni mu la accordeel chance Fury ne non comme dafa gagné Wilder na ko ni mu ko gagné parce que gants yi normalul moom dootul bëri teg moom parce que dafa saltel victoire am comme li ñuy wax fii mais Wilder dafa ko yóbbu ci yoon ne ko il avait signé un contrat comme quoi que bu ma gagné dafay def rematch daf may accorder revanche juge laa la wax du fédération du dara de juge bi moo kase ne ko obligation la da ngay defaat ak moom. est-ce que ñii seen dossier bi du mujj ci yoon tamit. non mën nañ fi jëm. waaw mën nañ ci yoon parce que bu ñu joxul suñ àq. seen reliquat parce que nee na moom. non day continuer mënul dépenser lépp 20 millions. parce que day continuer parce que lii lañ bëgg mu continuer. nee na Pape Abdou démb loolu la wax nee na loolu nag naa la wax leen permanence. mbër yëpp laa la wax gis nga Gris Bordeaux moo ci war a njëkk a wax. non Gris il faut qu'il défende Gris Bordeaux mi ngi ci. wax na keroog invité woon nañ ko Gris mi ngi ci saisir na ñaari cas yëpp ba xam seen position. te nee na ma lii dafa war a arrêté. non il faut que ñu arrêté mais il faut que ñu légiférer victime la sax il faut que ñu def loi bi permax il faut que ça s'arrête xam nga arrêté ko mooy lan. il faut que mbër yi ci boppam ak parce que promoteur moom intérêt la. ñoom ñëpp mën nañ jóg ñoom Balla Gaye ak Modou Lo ñëpp parce que ñoom ñëpp lii mën na leen dal ñoom Papa Sow ñu jot seen kii. mais d'ailleurs amateur parce que li daal ñi mën na leen amateur demañ conférence de presse. nee na ñoom ñoo perte bu perte doon am ñoo perte. te ñoom joxe ne kenn delloo leen seen xaalis. yeneen cas yëpp parce que fii de adversité jeex na. pour l'instant. suñ digg ak Paso suñ contrat jeex na. bloc la ñuy def xeex suñuy intérêt duñ bàyyi noonu beneen bii dëggal ci nga doon état bëggul làmb ji nga